yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf musiba mbaa kumba jëye giraawaali mbaa tooxi doona amul benn baat buy doy ngir misaal xibaar bi Libération xëye ubbil yéene kaay bi immigration clandestine mbëkk mi di gaali loo ci yu goney réew mi di jël wutali bitim réew tuddee ko Barça wala Barsaq lañu journal bi nañu am na lu doy waar te yéeme lu ca xew keroog gaali loo ca gu bàyyee ko woon ci réew mi yaboon lu toll ci 300 nit gaal googee seeni borom doon dem Espagne gaal ga moo dem ba ca digg waaxi mbuur ya dafa tàkk ñaar fukki nit ak lu teg faatu ca yéene kaay bi nañu ca ñaar fukk yooyee ak lu teg ya faatu ñu ca bari ci ñoom ñu nga dëkkee ca diwaanu Ndar gaal gi ñu duggoon Xuri Njaay la tudd Libération tegal ñu ci ne patrouilleur espagnol yi bu dul woon ak ñoom ak nappkat yi nga xam ne ñoo njëkk a yegg ca barab ba jëyee ja xewe kon lambay dana fi gën a ñaaw anki dina kay nañu weesoogul ne am na ay sources sécuritaires yu ñuy xamal ne limub ñi faatu ci gaal gi am na nu muy demee dana dem ba yegg ci téeméeri doomi aadama ak ñeen fukk gaal gi ñaari téeméeri nit la waroon a jël waaye ña ci ne woon te mucc ca wax nañu ne gaal ga dafa feesoon dell ñi doon yóbbuwaate di les convoyeurs toll ci juróomi nit enquête mi ngi ñuy xamal ne teg nañu leen loxo source soo xamal ñu ci xëta mu njëkk ne gaale loo ca gu yeboon ñaari téeméeri nit bëggoon a wutali Barça ñu bari ci ñoom Barsaq fa la ñu mujjee ñaar fukki ndaw di ay jeunes laas xamal nañu ne diwaanu Ndar ñàkk na ko ci gaal gi tàkk keroog biir géej La Tribune bindal ñu ne jëye ji romb na loolee ñaar fukki nit yi faatu la ñu xam waaye ñi réer ci géej gi kenn xamul nan la ñu toll ñi faatu ñoom ñëpp ñoo nga fekk baax diwaanu Ndar ñi ci ëpp ay footballeur la ñu am na ci ñoo xamante ne ji mooy ñi ñuy woy ay câble distributeur mu di ñu nekk ci koñ yi di xëcclaate ay seen ñu leen di fay par weer L'Observateur daje ak ñenn ci ñu newoon ca gaal ga te yàlla def ñu mucc ci ak bakkan ñoo ngi nit li ci yéenekaay bi la xew ak nañu ko dundee L'Observateur nañu am na kenn koo xamante ne ji moom bi ñu ñëwee ne ko sa doom dafa des ci géej gi moom fa la des dafa faatu ci saasi ca Saint-Louis ñu bari ca borom kër yi yéenekaay bi xamal nañu ne ku ci toog cim nen du tocc ndax ñu bari xamuñu seeni doom fan la ñu fare Dame Mbengue bokk ci rescapé yi mi ngi wax ci L'Observateur mbir yaak na mu demee nan la ko dundee ba xamal leen ni ne li xew terewul bu gisaatoon gaal gu taxaw tey ji dana ca dugg dem Sud Quotidien mel ne ko naan ñu fi mu nekk ni kay jàmmu jeex na Barça wala Barsaq guney réew mi takk nañu jóg mbëkk gaali loo cay wutali Barcelone ñaar fukki ñoom faatu nañu keroog ci digg géej gi seen gaal moom moo tàkk ci diggante Ndar Ndakaaru ak fi nga xam ne moo di Mbuur teg nañu fi loxo lu toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk yoo xam ne dañoo bëggoon a dem ca ñay dem Sud xamal nañu ne amul góor amul jigéen ñépp a nga ca Les Échos xëy tëgg gémmiñ gi di wooteeg wàllu wuy wàllu goney réew mi ñoo ngi faatu ci géej gi mooy li journal bi bind ci xëtamu njëkk jàppit ni lii lépp li ko jur moo di gone yi dañu leen di seetaan gis ñu fu ñu wékk gis ñu fu ñu jàpp amuñu lu ñu liggéey moo tax lu dikk ñu dugg ca dem ñu des ba léegi ci géej gi ak mool yi ci Soumbédioune ak Source A mi ñu xamale mool yi ñoo ngi sàkku ñu taxawu leen ci conditions yi ñuy liggéeye doon lu gën a baax yéenekaay bi dañu keroog samedi ca la ñu ko xamle ci bëccëgu set setal gi ñu xëye woon ci njiital collectif des acteurs de la pêche nga xamante ne ji ñoom ñoo bëgg ñu gën leen a taxaw ci anam yi ñuy liggéeye àndoon ci nag ak waa UCG ak ñeneen ñu ca jàppoon mu doonoon ne ci teewaayu ministre de la pêche Alioune Ndoye la yéenekaay nañu moom Alioune Ndoye xamle na fa yéene ak dogugu état bi am ngir ñoŋal pêche gi ci réew mi moom it aw na yoonu ànd ak ñi séq napp gi ci réew mi ngir ñu taaral seetal quai de pêche yi ci réew mi këram ci wàllu politique moom Alioune Ndoye di parti socialiste jax na guddi yu ñu toll Source A nañu li Serigne Mbaye Thiam bëgg mu di ñu dakkal intérimu Aminata Mbengue Ndiaye def ay renouvellement ak congrès militant parti socialiste ya ca Nioro ànduñu ci ak moom Ali Mané ak i natangoom yu union des coordinations de Nioro nee nañu kaddu yi Serigne Mbaye Thiam yëkkati ak ni mu ko defee dëppawul ak li texte parti bi digle wax na lu ko warul def na lu ko warul union des coordinations Nioro nee nañu guddi yu ñu toll lenn rek moo war a doon jiite parti socialiste mooy fexe lu gën a dëgëral démocratie bi ci biir parti bi muy militant yi di responsable yi parti socialiste yi li taxaw mooy ñu taxaw ci renouvellement yi ñu nekkee ci noone ci la ñu war a mën a tànni njiitul parti socialiste ci anam bu jaadu Walfadjri xëy xibaar bi xëy ñu xamale xeex bi gaañu nekkee ngir tànnal parti socialiste njiit Serigne Mbaye Thiam ma ngi cee gën a néew doole ma ngi cee gën a ñàkk doole ne ndëgër lay lam ci amoon ma ngay gën di wàññeeko waa aw ñoñam di basam ca Nioro wan nañu ko ginnaaw nee nañu ànduma moom ci kàddu yi nga xam ne moom la wax Mamadou Wane li mu wax dana jur mbambu ci réew mi ubbil Vox Populi Mamadou Wane secrétaire national à la vie politique bu parti socialiste nee na yegsik Aminata Mbengue Ndiaye ci boppu parti socialiste accident la il faut que dafay soppi aw doxin ak doxalin jéem a mat li mu doon su fekkente ne bëgg na parti bi nekk ci dal Mamadou Wane jóge ca dal ci Abdoulaye Wilane wax ko musiba ak mbelengaan yàq ko lool weñ wu ci dal dey njaal bu président de la république Macky Sall ci njaboot yi nga xamante ni ñoo faatule ci gaal gi kalaate biir géej ñeel ñu ca bari ñoom ndaw yu fekk baax ca diwaanu Ndar gouvernement bu Sénégal mu ne moom président Sall dina gunge yooyu njaboot fexe ba lu yokk seen ndëgër la ak muñ ci tiis woowe dugg dal ci njaboot yi. leneen ci xibaar ñeel ba tey tukki mi ci anam yi dëppwul ak yoon mooy takarnaase ginnu ci seetlu ndaw ñi wutali rek bitim réew jaare ci gaal Barsaq ministre ñaara ngi yu gouvernement bu Sénégal
Sénégal yu jàppul ne ñàkkum xëy mi fii rek moo laxasu ci mbir mi ndax gis nañ ne ci fànn woowee nguur ga mu ngi ci def kem kàttan ngir tàggat gune yi ci wàllu métier waaye ci amam xëy bokk na ca jëwriñ ji di Dame Diop ak soxna Néné Fatoumata Tall di ngeen leen dégg ci xibaar yi ci yooyu jamono député ba woon Moustapha Diakhaté moom la mu gis mooy ñu def ne crime lu jëm ci wàllu tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon leneen ci xibaar ñeel mbiri ndengeleer ak béykat yi jilax yi taxaw ne bu nu sañoon ñu niilal titre foncier bi nu baaxee homme d'affaires bi di Babacar Ngom coronavirus geeki njeexiteem ci àddina rawatina wàllum xëy jamono yi nga xamante ni mu ngi fi mbas moomee ci àddina li nu nemmeeku fii ci Sénégal mooy daanaka ay plainte yuy taw ca kanamu inspection du travail ndax ñàkk gindiku gu am ci lii di mbiram yoon ñeel télétravail gi doon lu bees ak yegsi mbas mi ca mu fekkoon booba wàllu lii di yoonal gi ci wàllum xëy daanaka sóoraale wu ca lu bari ci technique bi Aliou Ba. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak président Sall mi yëkkati kàddoom di kàddu yu njaal jëmee ci njaboot yi nga xamante ni ñoo ñàkk seeni doom ci gaal gu kalaate ci biir géej moom président Macky Sall ci page Facebook am tiis lu ko naqarlu ko yeggee njaalam njaboot yi biral leen ni nguur gu Sénégal dina leen gunge ci lépp lu leen di yokk ak ndëgërlaay ak muñ ci yooyu jamonoy tiis lu jëm ci wàllu woowu ba tey jëwriñ yi ñu dénk wàllu ndaw ñi ak it wàllu artisanat ñoom ñaari naatangooy gouvernement bu Sénégal addu jëmee ci li waral ñu nemmiku fan yi gune yi ñu bari ci ñoom di jël gaal yi rek wutali bitim réew ba jéye yu mel ni bi ñeel gaal gi kalaate di am jëmee ci ñoom jàppuñ ne ñàkkum xëy gi dong moo ko waral am na yeneen yu ci laxasu ci seen gis-gis ñu teewlu ko ci njàngatu Hadj Ndate Diop. mbirum émigration clandestine du loo xam ne nii tey la jipp nekk na loo xam ne nii la koy waral bari na lool di gis-gisu Dame Diop jawriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu xëy mi moom mu jàpp ni réere mbir la ñi jàpp ni réewum Sénégal moom moo lajj ci wàllu politique am jëm ci wàllu ndaw ñi. non du échec gu état bi. tukki loolu moom fi lañ ko mas a fekk àdduna bu mu taxawee ba léegi nit ñi dañuy tukki di dem di ñëw donc su xale yi dee dem ñàkk liggéey du rek moo tax ñuy dem que ne xale yi amuñu liggéey moo tax ñuy dem dañuy dem pour plusieurs raisons pour des raisons sociales pour des raisons culturelles pour des raisons économiques pour des raisons aussi de sous-emploi. naatangoom bi ñu dénk wàllu ndaw ñooñu mel ni lu koy dëggal di xamle ni gouvernement bu Sénégal samp na ay kuréel yoo xam ne nii jàppale ndaw ñi rek a ko tax a jóg Néné Fatoumata Tall. gouvernement Sénégal ku nekk gis na effort yi nga xamante ni président de la République ba mu jëlee nguur geek léegi bi ñu koy def mécanisme bu nekk teg na ko sur pied pour fi nga xamante. ak lu mënti am ndaw ñi ñoo ngi wéy di des ci biir géej gi bi si mujj rek di gaal gi nga xam ni dafa yabooni ndaw te mujj tàkk jëppët ci biir géej gi ca wetu Mbuur ci jamono ji limu ndaw ñu bëree bëri réer mër kenn tegu leen i gët. El Hadj Ndate jërëjëf ñu def ne crime doxalin wi jëm ci wàllu tukki ci anam dëppoowul ak yoon mooy xalaatab ki nga xamante ni nekkoon ni jamono président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Moustapha Dia. xamoon yi ay doomu Sénégal ñu ngi jàpp ne nag loolu mënuñoo toog rek di ko seetaan may fàttali ne bi nga xamee ne terrorisme mi ngi doon tiital waa réew mi gouvernement bi dafa indi woon loi bu ñu tuddee la loi antiterroriste loi boo xam ne tax na Sénégal vraiment jël matuwaay yi mu war a jël ba terroriste yi du ñëw defuñu fi dara boobaak léegi ma jàpp ne nag xale yi di jël loo ci ma jàpp ne war naa mën a tax gouvernement bi jël loi bu dëgër. titre foncier bi. beneen bi ci topp moo di titre foncier bi nga xamante ni Sedima am na ko fi représenté. foncier boobu tamit ñu ngi ciy def ay gëstu ñu ngi ciy def ay jéego. ne arrangé wul la population. ni mën nañ def wala ñu wax ko wala ñu dox ko ba mu dañ danañ ko def wala ñu wax ko wala ñu dox ko. waa ji laax di fàttali ni 300 hectares yi nga xam ne jox nañ ko Sedima ak Babacar Ngom ñoom ñoo ko moom li ni mel sax a tax ñuy yokk di ñaawlul liñ leen bedd ci waxtaan yi nga xam ne am na diggante nguur gi Sedima ak ñenn ci ay béykat. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane beneen réeroob suuf ñeel bi yoon département bu Rufisque réero bu ñeel 20 ci hectare askanu kunun ngalap la kon boobeeb réero wutale ak njaboot ak Jibril de ci Thioune lu toll ci 300 njaboot it yoo xamante ni la leen di yot mooy ak jëlee foofee nu ne ci conférence de presse nag la ñu yëglu njaboot yooyu seen porte parole Ousseynou Diallo jàpp na yëf ya njuuj njaaj da ca am tuumal na ci it ñu ci mel ni ñenn ci administration bi seeni agent ñu déglu ko Ousseynou Diallo ak Abdou Diouf Diagne.
communauté rurale bii fi nekkoon mooy Sangalkam moo délibéré ay kayit yu teguwul fenn kayit yooyu ñu dem domaine boole ak kayit yu teguwul fenn ñu jël loo xam ne xaw naa tegu ñu teg ko ci kawam bëgg a mabal nit ñi famille bi dafa xëy rek indil ñu ay assignation en expulsion ak démolition mooy ñu génnee la ensuite toj sa kër kayit yooyu ñu doon xeex 2005 2007 ba fi mu nekk ni kayit yu bon yooyu tàppale boobu wuruj boobu njuuj njaaj boobu mooy law ba tey loolu nag askan bi kenn àndu ci président de la république moom la ñuy interpellé président de la république bis bu nekk ñu gis la ci télé yi dégg la ci rajo yi ngay wax mbirum foncier bi waaye saafara bi nag ci sa loxo la nekk donc fii ku nun saafara bi la ñuy xaar injustice bii xew fii te sa njaboot moo ko def parce que su ma nee sa njaboot sa administration te ñëpp xam nañ ne administration du ma nee ñëpp ay diable lañu waaye ñëpp duñu ay ange donc ñi nga xam ne am nañu signature di def lu leen neex di séddale suuf si di ko aakimoo di ko paaco di lor askan bi loolu la ñu bëgg a ma dàq parce que bu dàkkul dina dàq ci nii mbaa ci ne te ñun nag ay kaddu jib ay document wu dëgg jib parce que ay républicain lañu mais Sénégal du Médina rek Sénégal du Plateau rek Sénégal du Almadies rek Sénégal fépp la plus de 300 familles ñu demandé woon régularisation parce que dëkk bi yëpp la ñu war a régulariser. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM dox bu ñu dëkkee Caaroy Gaar doon amal démb ci dimanche ji ñaaw lu ñu ne loraange yi nga xamante ni dafa dal seen kaw ci tukkeewul ci leen lu may liggéey yu ñuy amal ñeel saxaar gi di train express régional naka noonu it miir gi nu fas yéene miire camp militaire bu Caaroy ca foofee di bërëb boo xamante ni lu bari ci askan waag la ñuy soxla ci seen nekki nag dundin fa la ne dañu ci déglu ci seen kàddu boobeeb collectif défense des intérêts de Caaroy Gaar Libaas Diagne ak Ndongo Ka. situation bi nga xam ni terre bi ak camp militaire bi imposé nañ ko Caaroy Gaar muy ay jafe-jafe yu métti yoo xam ni population yi ñu ngi koy dund dañu gis ni terre bi dafa ñëw xaaj dëkk bi ci digg bi te tegul jumtukaay yi nga xam ne moom mooy permettre population yi ñu mën a mobile ci biir localité bi maanaam mën a jógee fii dem ci marché bi dem ci école yi dem ci hôpital yi bu dee ci camp bi tam dañu gis ni autorité militaire yi dañoo jël décision wu tëj camp bi complètement bàyyi ñaari porte muy porte nord porte sud yi ci des lépp dañu koy tëj donc ci tëj boobu ñu koy tëj ne ñu gis ni jumtukaay yu bëri état bi da ko defoon ci biir lu mel ni terrain bi nga xam ni xale yi Caaroy yëpp ci la ñuy footballé nawetaan mooy benn espace bi fi des pour xale yi mën a def seen activité sportive lu mel ni centre polyvalent bi lu mel ni maison de la femme bi ak école yu bëri yu nekk ci biir ak hôpital bi c'est un peu brutal on le regrette que autorités militaires yi jékki-jékki xëy ni dañuy dagg lépp lu leen lié ak localité bi population civile bi à travers les organisations ñu ngi taxaw di lancer appel pour que autorités étatiques yi ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo yilif camp bi ñoo fi teg infrastructure yooyu ñu mën a def seen kéemtalaay kàttan pour assurer population yi ñu mën a accéder directement ci seen i infrastructure seen i jumtukaay la ca des nag mooy bu fekkee loolu lépp amul population yi reste déterminée pour taxaw pour li ñu bëgg ñu am ko te seen droit la danañ manifester te gis nañ ni Sénégal ku xeexul manifester woo génnoo ci mbedd mi doo am dara. ñu waxtaanee mbas mi ak wàllum xëy ci Sénégal ak la mu jur ne ay plainte di kalaame yu bari ci table yi inspection du travail yi loolu ak ceetlu ñu ngi ko xamle ci ndaje ñu doon amal ci diwaanu Saloum jagleel ko wàllum négociation collective li waral nag yooyee kalaame yu bari ci kanam muy yoonu travail gi mooy rek ñàkk xam gi ñeel texte yi ak it li yoonu liggéey sóoraalewul woon lii di télétravail maanaam bi mbas mi am ak ña di liggéeyee seen kër leeral Ibrahima Diamé ci Kaolack. ñàkk déggoo beek jàppante yi ci biir bërëbu liggéeykaay yi diggante kon employeur ak employé lu am la te bari lool yenn saay loolu nag li koy waral li ci bëri moo di ne ñàkk maîtriser li nga xamante ne moom la code du travail wax. Moussa Sow inspecteur du travail la nekk chef de la division négociation des relations professionnelles au ministère du travail. donc yooyu c'est des difficultés mais am na ñoo xamante ne nag dafa am même le niveau élémentaire ci règlement bi xamuñu ko parce que peut-être seen niveau d'information seen niveau d'instruction àggul foo xamante ne danañ mën a approprier de ces textes là pour mun ko mettre en œuvre ñàkk a xam li textes yi di wundu mooy andi yenn difficultés yi. mbas mi nag yombalul woon mbir mi ndax ci la ñu nemmeeku ne ci la problème yi gën a bëri diggante liggéeykat yi ak seeni patron bu ñu sukkandiku ci kii di inspecteur. boo xoolee situation climat bi fi mu toll nii mooy liñ mën a wax amoon na ay conflits yu fi amoon ñu ko daan gérer mais nañ xam ne mbas mi dafa gën a exacerber yenn affaire maanaam dafa gën a feeñal yenn difficultés yi parce que justement mbas mi dafa ñëw feeñal yoo xamante ne ay insuffisance la ci réglementation bi ay lacunes yoo xamante ne certainement dans les prochains jours danañ ko jéem a corriger. ngir nag moytu réero yi ci biir entreprise bi moo tax ñi di ay liggéeykat ànd ak ay syndicalistes daal di amal benn ndaje waxtaan ci li ñuy duppeekoon négociation collective góor gi puy mu ngi bokk ci benn mbootaayu syndicaliste bu ñuy duppee UNITA. négociation collective maanaam
dafa am loo xam ne liggéeykat bi la njaatigeem ak état bi nga xam ne moom moo nekk arbitre donc ñett ñooñu dañoo war a toog fu ñu toll di waxtaan di lu jëma liggéeykat yi kanam liggéeykat nag fu mu nekk ci syndicat ngir xeex àqam ak yelleefam la bu boobaa nag njaate bi muy jàkkaarloon ak état bi nga xam ne moom moo fi nekk ci diggante bi ñu mën di toog di waxtaan ngir yokkute mën a am ci liggéeykat yi ñu ci seen bopp. ci gis-gisu liggéeykat yi de nag ndaje bi de am na solo trop ndax dina tax ku nekk xam li code du travail wax bu ko defee ñu mën a moytu li nga xamante ne yoon mayewu ko. Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay El Hadj Assane. bisimilah. nu tàmbali ak waa Casa Sport démb amales nañu ndaje ngir daal di waajal atub dëwën gi di waajal dumb ci football bi nee na nag la ñu bëgg ren daal mooy fexe ba seen équipe boobee def ay jaloore yu am solo ci championnat am ay ndam itam waaye sumb ab daara junoo tàggatee ay gone yuy football ak a jàng ngir loolee ñu mën ca di tàggal ay gone ba mu jur leen ëllëg ay koom. président ba di Seydou Sané am na itam mëbët yeneen yu mu naal ci atu ren jii di ñëw ci at jii di ñëw ngir rek fexe ba équipe boobu daal di kon dem ca kanam a kanam waxtaan loolu lépp ci micro Lamine Ba. au plan technique toujours nee nañu dañu bëgg a commencer ubbi suñu daara comme kuy ubbi école ñun le 2 la ñuy ubbi suñu Casa Sport le 2 novembre nañu ubbi Casa Sport activité yooyu bu ñu ko commencé nag. dañ koy continuer ba keroog bu championnat di commencer yàlla moom doon mot na ñaan de yàlla jàngoro bu ñu xam ni yàlla mu réer balaa boobu parce que bu réerulee nag day metti si ñun li ñuy sumb yëpp day metti pour ñu def ko alors mais am nañu yaakaar te dina jeex léegi bu ko defee nag bu ñu dooree nag am na lu bees li nga xam ne mooy académie dañuy taxawal ren une académie Casa Sport académie boobu dafa war a jël ay xale yi nga xam ne ñoom fukki at ak benn ak fukki at ak ñaar 11 à 12 ans ñooñu ñu matu 20 dañuy def test d'abord pour xam ñan la ñu war a jël bu ñu leen jëlee ba pare am na tamit taatagal bu ñu war a def ak ñoom accompagner leen ci jàng mi mais accompagner leen tamit ci au plan sportif defe naa loolu kuréel bu nga xam ne techniciens yi ñoo ko yor ñoom ñoo war a développer boobu te boobu tamit. chaque fois bu ñu toogee fii ba weer dañuy taxawaat encore xoolaat est-ce que bu ñuy dox wala doxul bu dee dox na nan la ñu war a def pour gën a jàppale bu dee doxul tamit ñu xool nan la ñu war a def pour mu gën a dox loolu bu ko defee nag yaakaar naa am naa yaakaar ñëpp ñu ci taxawee comme ni ma gis dëmb ak tey ñëpp jóge nañu fu ne ñoo ànd ak ñun ñu engagé wu def naa bu ñu ko defee dañu gën a am lu gën li ñu amoon daaw. waa Casa Sport yi wax noonu seen mëbët ñeneen itam fexe nañu ba seen mëbët ga antu mooy waa Lyon yi mooy daal di tegale ñaari ndam ci championnat France gi def nañu ko démb tax ñu daal di daan Monaco ñeenti bal si benn Memphis Depay doomu Pays-Bas la def nañ ca jàllale yu rëy Nice Tembo ak waa Lille ku ne am benn ci sa kangi morom Metz daal di nay dóor équipe bu Saint-Étienne ñaari bal si dara xabaar nañu foofu ne Ibrahima Niane léegi ña nga ca wàllum paj ma gannaaw opération ba nga xam ne am na ko ca gaañu-gaañu nga amoon ca genou ba kay itam ku dikkaat ci kanamu àdduna di Jamie Vardy moom attaquant bu nekk ci Angleterre ma ngay football ca Leicester démb dina ko tegoon ci banc bi weer ko foofu waaye daal ba nu ko fa weeree waa Arsenal am nañu leen naqañ ndax ba mu duggee te ci teg ñaari simili rek mu daal di lakk seeni caax loola moo tax ba waa Leicester daal di leen daan benn bal si dara daal di kon romb Arsenal ci classement bi ci wàllub fële di réewub Italie ñoom ñii nag di waa Juve ñoom dañu daal di rek teewoo seen terrain ak waa Hellas Verona ku ne am benn sa ak morom Naples bu Kalidou Koulibaly daal di naa daan waa Benevento ñaari bal si benn. Kalidou Koulibaly boobu nag alaaji ci Angleterre bëri na fa loolu lu ñuy waxee turam boori Liverpool gannaaw ba Van Dijk défenseur central bu équipe bu Liverpool boobee amee gaañu-gaañu ba ñu opéré ko kenn ci kilifa yi yore équipe ba nee na guddi yu ñu toll nii fii ak janvier faaw na daal di xool nu ñuy def ba dajale ay koppar jëndi ko ndax moom mooy fi mu toll nii li ñuy teewu ngir seen ay mëbët ren mën a mat. noppi nga alaaji namoon naa la. maa ngi lay gërëm maa la raw malal waaye bu une heure nga yaatal lépp dégguma ci làmb ji dégguma yeneen ah. waaw yooyu une heure làmb ji ak basket bi. journal bi journalu altine la xam. non dimanche ci ngoon la. Malal Junior Diagne. RFM rajo askan wi. ñu ànd ak Ana Rocha ci chronique culture bi.
maa ngi leen di nuyu mbokk yi taskatu xibaar bi di Majib Sène nekk itam bindkat daal di na siiwal ni ki samedi ji weesu téere bi mu dippee les chevauchés du xalam mu di téere boo xamante ne mu ngi am téeméer ak fanweer ci ay page mu ci wax nag lu jëm ci wàllu jaar-jaaru Sénégal rawatina nag ci lu jëm ci wàllu musique bi ni ko maam yi doon defee Baye Assane Diaw moo ñu teewaloon ca maison de la presse fi nga xamante ne foo ñu doon amal cérémonie de dédicace boobee téere. bile téere jubluwaayam mooy fàttali taarix wante tamit lii di aada ak cosaanu réew mi ñu teewlu Majib Sène di bindkat bi. histoire la boo xam ni dafay jël morceau xalam bu ne ñu wax kan moo jëkk a xalam morceau bi lan moo tax mu xalam ko ak kan la ko xalamal. am na non seulement morceau xalam yi waaye wax naa ci ndëpp wax naa aussi ci tatouage maanaam jam siiñ jam tuñ wax naa it ci kasak mooy njulli xale yi nga xam dañu dugg néegu góor leen daan kasagal guddi. professeur Abdoulaye Racine Senghor mi xaatim njëlbeenu téere bi mi ngi leeral lii di solo si. Sénégal lu démb lu war a nekk loo xam ne dafay jëriñ ñëwoon démb ñi nekk tey ak ñi ñëw ëllëg ñu koy waxee patrimoine muy ay nit ñu màgg ñu am fulla ñu am fayda ñoo xam ne ñoo def réew mi ñu jëlee ci ñoom ay njàngat Majib di ñu ko fàttali. loolu moo waral muy xiir sénégalais yi ñu jàng téere bi ngir njariñ li mu làmboo. moo tax nit ñi bari fi tey mu ñu am solo ñëw fii ngir sargal ko ngir amit lu ñu yóbbu seen kër jox ko seeni waa kër may ñaan sénégalais yëpp ñu ko mën nañ wut téere bi jàng. ca ndaje ma nag ràññee nañ fa ay góor ak jigéen yu yëngut ci aada ak cosaan ak lii di tàggat yaram. di ko jaajëfal ni ki altine ji nag dañu amal cérémonie bi nga xamante ne mooy tax Sénégal daal di présenté ñaareeli rapport bi ñeel convention bu UNESCO bi ñu xaatimoon atum 2005 jëm ci wàllu protection ak promotion des expressions culturelles xew-xew bi ñu jàpp ko bu 15h jotee ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye.